asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a tàmmu seen chaîne dakartv.info ñu ngi leen di jaajëfal si topp bi nga xam ne bii yéen a ngi koy topp suñu ay émission ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tey li nga xam ne lii nii mooy seen émission waxtu askan wi dañu am mbégte ak bànneex di dalal kilifa gu mag ci réew mi nekk tamit borom xam-xam waaye nag li olof di wax naan loo xam sàmba ma sàmba gën laa xam sàmba kon moom dañ koy bàyyi rek su ko defee moom mu nuyoo présenté wu su ko defee mu doog a dugg si li nga xam ne lii mooy waxtaan bi. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi si sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk yi waa Dakar TV alors ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen remercier itam ci opportunité bi ngeen ñu jox pour mën a ñëw fekk si ma fii ci sama dëkkuwaay si Caaroy Géej pour mën a waxtaan ak man ci lu jëm ci wàllu diine ak lu jëm ci wàllu maanaam droit bi nga xam ni moom la réew mi appliqué man nag maa ngi tudd Ndari Diop imam Ndari Diop nekk imaamu ratib Caaroy usine cotonnière waaye itam nekk magistrat yore première chambre correctionnelle bu Dakar ak le tribunal militaire kon loolu moo sabab tey li ngeen may laaj incha allah di ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala yàlla jubal suñu làmmiñ ba ñu mën see wax loo xam ne li nit ñi dañ ko mën a comprendre. jërëjëf imam mu mel ni kon su ngeen ko déggee di ngeen xam que ne tey borom xam-xam lañ toogal te tamit lépp lu ñu nar a teg te waxtaan ak ñu ne ñu xam ne si xam-xam la koy teg tey li nga xam ne lii moo taxoon ñu jël suñu ay micro ak suñu équipe de production ñëw seet si ko. dafa dellu si benn thème boo xam ne bii dafa lëmb Sénégal ba pare mu bari ay interprétation yu bari yoo xam ne yi kenn ku nekk yaa ngi koy interpréter selon ni ñu ko déggee muy dellu ci wàllu miraas tey ñu bëggoon nag ci côté bi nga xam ne bii moom lañ gën a bëgg a accentuer li nga xam ne lii mooy sunu waxtaan li nga jiitu rek dañ ko bëgg a laaj imam tey soo ñu doon bëgg a tënkal miraas si gàtt rek lan mooy miraas. waaw alhamdulilah la ilma lana illa ma alamtana wa ma utitu min ilmi ila qalilan nga yaa ngi wax léegi baat bu rëy borom xam-xam nag moom dama xam ni day xaw diis lool waaye daal wa ala kulli xaal lépp lu ñu xam rek mu bari mu néew yàllaa ñu ko xamal mu bari mu néew luñ ci xam ne yàllaa ñu ko miraas bi ngay wax nag mu di mbir moo xam ne bii bu diis la miraas mooy donn rek mën na sax bañ doon na ci wàllu alal wala leneen waaye mu doon ci wàllu sax yow métier bi nga doon def keneen ñëw doon na li si wa warisa Suleymaan ak Daawud xam nga noonu kooku wàllu miraas moo fa ñëw waaye du jaagan daf ko doon na ci alal jër mu tax aay bi wax waaye wa warisa Suleymaan ak Daawuda daf ko doon na ci yeneen doon na ko ci mission bi mu doon def kon loolu mën nañ ko jàppee miraas waaye miraas nag moom istilaahan ci wàllu chariatul islam moom mooy koo xam ni intiqaaul milkiya maanaam toxaluk alal min al mayiti ila al warasati al ahya jëme ko ci way ki ko war a donn ki nga xam ne mi ngi dund maanaam nit dee na bàyyi doom ja ndonoom lay doon nit dee na bàyyi jabar ja ndonoom lay doon nit dee na bàyyi jëkkër ja doona lay doon yaay ak bàyyi ainsi de suite moom daal saa yu nit génnee àddina bàyyi fi njaboot bàyyi fi alal wala mu ñàkk fi sax bàyyi alal kooku dañ naan ndono baa ngokk ndax nit dina ñàkk bàyyi alal te ndono yeeg wékkoo bor ba kon ba tey dañ naan ndono la ndax dama doon dund si sama dund lepp naa fi ay bor kooku bor boobu doom yi ñi ni ay ndono lañu ñoom bu boobaa day wékku ci seen kaw pour ñu mën ko fay kon miraas daal boo ko bëggee dégg mooy koo xam ne kii génn na àddina bàyyi na fi alal bàyyi na fi njaboot ñu fas yéene nag séddoo loolu nag mu di mbir moo xam ne bii bu jafe la parce que njàng la laaj. waaw miraas moom ni nga def ci biir Sénégal mën naa ne li ci jaaroon bëriwul li ci ëpp parce que mën naa ne séddale kese la. waaw séddale bi mooy ni ko lislaam santaane daanaka doxalee wuñ ko noonu waaw moo waral daal di ci ëpp maanaam muy gën di am problème
waaw. gis nga miraas fi ñu toll dafa am ñoo xamante ne ay spécialisé lañ ci miraas moo tax bu ñu foog ni kii bu nekkee imaamu jàkka rek war na mën a nekk miraaskat déedéet du obligation miraas dafa am ñoo xamante ni parce que dafa nekk lu sacré li tax yàlla def sëy sacré noonu la miraas sacré te maam Cheikh Ahmed Tidiane si radiyallahu taala anhu fi barakatihi yal na yàlla yokkuleem tas ci barkeem dafa ni woon nit ñi dañuy jaawale ñaar dañuy jaawale miraas ak séddale. wàllu miraas man de en tant que jullit nag du nay borom xam-xam yi ñoo ci war a wax mais defe naa ni daal lu néew lu gàtt mooy miraas nanu ko lislaam tërale waaw. léegi nag au cas échéant bu fekkee ni problème daa am ci diggante ñi miraas wala ñi bokk li na bokk ba réeroo am xëy na loolu la ci yoon wàllu yoon doog ci dugg mais bu fekkee consensus am na seen diggante vraiment defe naa ni war na mën yomb. waaw pour man ñàkk jubóo yi lu ci bari ñu baal ma ne ci kàddu bu fekkee ne du lu ma war léeg-léeg ci cadre doomu baay lay nekkee ci cadre doomu baay ñii dañuy nangu ñii duñ nangu. ñii tamit am ñoo xamante ne seen waajur bu jigéen da leen di pousser pour ñu bañ a def nangam ñii seen waajur bu jigéen da leen di pousser pour ñu def nangam su ko defee léeg-léeg lu ci ëpp léeg-léeg sax doomu baay dina am leen ñoo xam ne dinañ siy juboo waaye waajur yu jigéen ñi léeg-léeg dañ ciy nekk dox si diggante ba ñàkk juboo mën ci am moo waral jaay bi ak ñàkk déggoo bi waaw loolu da ciy faral di am. non wàllu miraas moom ci Sénégal fii maanaam li ci ëpp ci parents yi maanaam parent ki nga xamante ni parent bi bu génnee àdduna léegi bàyyi fi ay doom moo xam ñaari doom la fi bàyyi wala ñaari doom yu góor wala ñaari doom yu jigéen léegi bu kii ne dañ koy miraas kii ne duñ koy miraas li sariya santaane moom la ñuy def moom alal ji dañ koy miraas loolu la sariya santaane ki d'accordul ne alal ji duñ ko miraas kooku moom force dañ koy miraas ndax loolu la sariya santaane kooku duñ topp bëgg-bëggam dañuy seet li sariya santaane ñu di ko def. waaw bu fekkee ne dañ ko teg ci sharia kese bu fekkee dañ ko teg ci sharia kese te kenn naxantewu li sharia teg. borom kër gi génn àdduna mooy ñu jaay ku nekk la nga lay sa woor ñu jox lay sa wàll ñu jox la ku nekk tàqali ko bu fekkee ne am na ñu mën a jënd ñu jënd jox ñi si des ñu wàccoo ak ñoom. waaw loolu ki nga xamante ni maanaam ki ko war a jënd bu ñu seetee maanaam dañuy laaj taw bi ki nga xam ne ni mooy mag mi dañ koy laaj na ko lii paa bi bàyyi ndax yow mën nga ko jënd wala mënoo ko jënd bu fekkente ne daf ne mën na ko jënd bu fekkente ne par exemple lu doon jar 100 000 francs la dañ ko koy wàññil jaayee ko 75 000. pour yembalal ko mu bañ a génn ci biti léegi bu fekkee mën na ko jënd dañ koy jox dat ne ko kañ nga ko mën a fay bu fekkee mën na ko fay kaas-kaas day génnee xaalis bi fay ko mais bu fekkee mënu ko fay kaas-kaas dañ koy jox dat biñ ko jox nag bu jotee te andiwu ko dañ koy jël jaay ko keneen. maanaam day indi yoon mooy ñaata déggoo bi ndax ñii dañuy bëgg nii ñu la bëggee na le mooy waral maanaam ñu dem ba ci yoon waaw mais su waxtaan amee ñu jaar fu ñu ko war a jaarale ci yoonu lislaam rek. yoon mën ci bañ am wàll man de dama ne su maanaam bu demee ci yoon maanaam ñu ëpp yoon ñoom la war a àndal ñoom la yoon war a àndal mais si kaw mooy comme ça fekkee 100 francs la ñu la nañ leen génneel seen 10 francs wala seen 15 francs jox leen seen wàll ñoom ñu dem. ko war a fay kontaan warul am leble dañ ko war a fay kontaan waaw dañ ko war a fay kontaan warul am leble waaw noonu la loolu mooy yoonu miraas mais yoonu miraas dafa lëndëm maanaam dafa lëj goo xamante ne nii dafa jaxasoo goo xamante ne nii. bëri na ñu ñuy woo presque maanaam pour ñu ñëw pour def miraas wala maanaam fekkee téeméer lañ juróom-ñeent fukki juróom yëpp dañuy séddale mais amul kenn kuy def miraas mu jaar yoon. comme ça lu war a jar maanaam 200 francs moom maanaam bu demee ba ci wàllu yoon bu 100 francs taxawee da koy jaay waaw moo tax tribunal bu su waxtaan amee rek mën na ci bañ a am wàll daal pour man. l'islam de moom góor ñaar lay am jigéen benn lay am loolu mooy yoonu l'islam mais bu demee ba ci yoon moom xam naa ne moom ñëppay yem. tribunal ci wàllu ci ñoom xam naa ne noonu lañ koy attee mais fekk ci yoonu l'islam la moom ci l'islam moom lu mu wax mooy góor ñaar lay am jigéen benn. waaw bu sàmb bëggee jënd te ñeneen ñi d'accord nu yaakaar naa jënd bi du mën yomb waaw parce que daal sama xalaat bu gàtt yaakaar naa bu amul consensus bu ñoom ñëpp juboowul rek bu kenn désister rek problème mën na ci am. diggu su mënta am mais nañu miraas parce que miraas moo jaadu nañu fekk si maam Cheikh rek maam Cheikh Ahmed Tidiane si li mu wax
xool bu ñu séddalee bu déggoo mënta am lu déggoo mënta am rek la maam Cheikh wax nañu miraas parce que miraas yàllaa ko santaane. de foofu nag ci lislaam na nga yor dara tey par exemple bu fekkonte ni tey ñu ngi war a jaay 50 millions ñu ni kër gi 50 millions lay jar yow tey boo yoree sax 25 millions ci biir famille bi bu fekkee ay jullit dëgg lañ nag ñi nga bokkal rawatina ak sax ngeen bokk boo yoree 25 millions ñoom war nañ laa mën a nangul nga dugal 25 millions yi. yeneen 20 parce que kenn amu ko ci ñoom yow rek yaa ko ci am war nañ la ko mën a nangul nga dugal 25 millions yeneen 25 millions yi des lu fay ay ñaari néeg sax nga loué ko di taqalewaat lu dugg rek ngay versé bul xeeb boo amee sa 200000 bul xeeb boo amee 500000 parce que jal booy sànni benn bu yàggee nekk jal bu mag du dëgg bu ko defee ñoom ñu nangu la lool waaye nag bu ñu ko nangoo tamit yow na nga respecté sa kaddu. déedéet ñun man de xalaat bu gàtt suñu xam-xam bu gàtt. ginnaaw lislaam daal que ni góor dafa am cëru góor mooy góor ñaar jigéen benn waaw mais nag ci wàllu loi xëy na bu demee ba yegg ci biir yoon ñoom mën na am beneen tërërin bi soppeeku mais bu dee ci wàllu diine moom liy wax góor ñaari cër jigéen benn la. bu ma ci sori parce que am nga yoon moom mën na tëgal yoonu nasaraan mën na teg ni loi bi lii la ak lii peut-être juróom lan dañ koy diviser par 5. ku ne jël sa wàll lépp mun naa am mais loolu ñoom borom xam-xam yi ñoo ci mën a wax wala ñiy suivre droit kii jënd bu fekkee ni kii bëgg a jaay bu sañoon kuy jaay kuy jënd da ngay ñëw fay ko mu faji aajoom wala mu am soxla bu mu bëgg mais xëy na bu ca leb bëggee am nag loolu xëy na leneen la ci biir mais daal jënd ak jaay daal bu sañoon mooy nit ki jënd nga fay ko mu dem. wax bi nag bu ñu bëggee jàmm am rek yéen ñi nga xamante ni yëpp ay doom baay ngeen. wala ay doomu nday ngeen lu mu mënti doon comme ci mënti doon rek dañ lay miraas waaye na ngeen xam ni bu ngeen ñaanee may ñu leen jarul xuloo jarul wax ju ñaaw parce que lu l'islam wax l'islam charia amul est-ce que wala parce que amu ci appliqué rek comme que yàlla mbiram yëpp ay application la appliqué rek yaa ma dégg kon li nga xamante ni mooy wàllu miraas su ngeen ci waxtaanee na ngeen ci waxtaan nag su ngeen ci waxtaanee waxtaan jël ay kilifa yu bokk ci yéen famille dafa yaatu dugal leen ci ngeen dem ba ñu sës ba ñu xam ne lii mënta ne bu leen ca xas ñooñu tamit naan dañoo iñaan wala dañoo bon parce que ñoom it mënoon nañoo am benn terrain fekk ñu ngi ko bëgg a tabax loolu dafay am wala am ci koo xamante ne day bëgg a sacrifier ci li muy doon ci miraas bi yóbbu doomam mu tukki pour mën ko jàppale du dëgg wala mu bëgg ci pour mën a commerce am projet bu mu tegoon kon su fekkente ni mënoo amoo yaa may dégg te ñoom it ñu am soxla bul wax ne tamit dañoo iñaan dañoo bon dañoo soxor waaye nag lu ñuy jaayee 50 millions kii di doomu bàyyi comme ni ma la ko waxee rek am 25 millions wala am 30 millions ñëw waxtaan ak yéen doom bàyyi bu leen ko ñaanee war ngeen ko mën a nangul mu dugal ko waaye moom it na am jom góorgóorlu dajale yaa may dégg pour mën a mottali li ñu des bu ko defee jàmm am. yoon dafa sew te ñun sunu loi ñuy àtte maanaam ci loi tubaab bi la moo tax ma xalaat ne comme noonu la maanaam comme ñun ñuy àtte ci wàllu jullit maanaam ndax boo demee ba tribunal ndax ñoom ci loolu lañ lay àtte maanaam donte yow jullit nga sax ndax ci loolu lañ lay àtte si yoon boobu noonu waaw loolu laa bëggoon après xam nga mu leeral ñu si daal incha allah. wàllu miraas xam naa ne sama xam-xam soro ci loolu itam waaye ñàkkul tamit xëy na am nañ si ay jàngat yi nga xamante ni ci wàllu diw am na ay sew-sew yu si am te ni ma jaaxal na ci ñu bari ñoo xamante ni suñu sañoon tam ñu am lu leen ci leeral waaye du ñàkk kenn ku si nekk am na xëy na lan la si concerné loo xam ne war na ci mën a am loo xam ne war na la ci mën a leeral daal si wàllu tolluwaay ndax léeg-léeg nga dugg kër fekk waajur bi génn àdduna ñu toll si ñoo xamante war nañoo tàqale ko ci wàllu miraas am ñu dëkkee ca kër ga mooy bëgg daal su ma soxla daal ku ma leeral fa ña fa dëkkee ak ñi nga xamante ne dëkkewuñu fa te ña fa dëkkee ñi nga fay location lan lay waree ak ñi nga xam ne dëkkewuñu fa maanaam la mooy seen àtte ba keroog nga xamante ne xëy na du ñàkk ne jubóo dina ci am wala ñu war a tàqali ko may laaj daal lan moo war a nekk seen àtte si diggante ñi nga xam ne dëkkuñu fa ak ñi nga xamante ni dëkk nañ fa tey fay location loolu moo war a mën a dox war yoo ak seen diggante ak ñoom pour ñu mën a tàqali ko loo xam ne benn am jafe-jafe daal. te papa yi sama benn xarit vie Sanjiri Diop ndeysaan Baye Ibrahima Diop yàlla na ko yàlla mu tey yéexeñu nee na baadoo la weesuwul loo doon ci sa baay nga di ca xuloo di ca coow bañ lay dégg déggal wax bi ni mu faratawee papa yi vie Sanjiri Diop moom moo koy wax nee na baadoo la weesuwul loo doon ci sa baay ñun la lii nga cay am rek nga di ca xuloo di ca coow bañ la cay dégg nee na baadoo la weesuwul ko.
parce que maa ngi dégg ci sa micro-trottoir yi ñuy wax naan effectivement boo jëloon tey téeméeri nit yu def miraas daani ko juróom-ñeent fukk yëpp maîtriser wuñu ko maanaam jànguñu ko loolu nag day dellu ci lu yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon di nous mettre en garde ni mooy xam-xam buy njëkk réer miraas mooy xam-xam boo xam ni moom la ñuy njëkk a yëkkati maanaam mooy xam nga bu ñu nee yëkkati nañu xam-xam c'est parce que dañ ko jàngatul dégg naa ca mag ña dañ daan laxas jóge Dakar dem Cenaba wala nga dem beneen dëkk boo xam ni borom ku mën miraas bu mag mu nga fa nga jàng fa miraas boo ñëwee ci sa gox woon ko mën a taxawee waaye léegi nag ñëppay miraas njaayeen yeeg ñëpp moom ku mu neex rek yaay imaam ci koñ bi wala yaay leneen ñu indil la nga miraas te munoo miraas. te itam pratiquement rek si genre de spécialité yu bari tey comme médecin bi mun na nekk médecin kii ñoo nekk dentiste kii nekk. waaw moom xam-xam la boo xam ni dafa laaj njàng à part du jàng naa Baqara ba Naasi wala jàng naa téere fiq yëpp rek war naa mën a miraas déedéet mooy métier bu mooy fannu charia bu gën a compliqué ndax dafa am ànd ak xam-xamu droit ak xam-xamu calcul. dafa am xam-xamu droit xam-xamu calcul te xam-xamu calcul ba compliqué boo xam ni ku ko jàngul rek ba mooy toujours da ngay def ay erreur moo tax mu laaj nag nit ñi dem war ko nag spécialisé wu di dem jàngi comme jamono xëccoo la ñu nekk il faut que nit ñi dem jàngi ko ndax mënoon na ñàkk ndax al maslaha su fekkoon parce que boo gisee ñu naan góor ñaar jigéen benn wala nangam loolu contentieux moo tax shiqaaq maanaam bu wuute amee kooku day ñëw ñu ne comme wuute ngeen daal lii mooy la règle lii la charia wax wala lii la droit bi wax waaye kenn terewul maslaha ay jullit yu seen wayjur dem wala daal ay ndono yi fi nekk war nañu mën a def maslaha ci seen biir ba mu jafe-jafe nare am ñu ne du pour yombal mbir mi nañ ko defalee nangam buñ ci d'accordé même bu fekkee jigéen sax muy ëppale góor mais day dagan ndax al muslimuna ala shurutihim maa lam yuxallilul xaraam aw yuxarrimul xalaal jullit li mu dogal moog moromu jullitam rek moom mooy valable kooku daf mel ni lu tubaab di wax rek la loi c'est le contrat des parties man ak yow lu ñu xës ba séq te mu di lu dagan kooku yoonu kenn nekkatu ci su fekkee charia daf ni li zakkari misla hazil unsiyayni miraas góor ñaar jigéen benn waaye yow nga jël sa jigéen ni ko kat man yow jëlal ñaar sax man ma jël benn ba tey day dagan ndax sulhul jaiz la consensus la quoi effectivement waaw donc dafa mel ni donc ba léegi si wàllu source de conflit yooyu waay donc ñàkk déggoo mooy waral tey ñi nga xam ne ñii ñooy attekat yi di si jot waaw ñàkk déggoo moo tax attekat yi di si jot ñàkk déggoo moo tax imaam yi di si jot ndax kenn terewul benn groupement yi si góor gi moo fi nekkoon suñu bàyyi fi nekkoon nekkatu fi mais dara terewul nun rek ñu toog ci suñu biir nekk imam du ko fekkee tribunal du ko fekkee keneen du ko fekkee nun ñu defar suñu mbir bopp loolu mën na nekk c'est pas obligatoire que toujours dañu war dem si jàkka ji wala dañu war dem si imam bi wala dañu dem si muallim bi koo xam dafa am xam-xam alim bi déedéet mën ngeen ko def yéen seen biir kër bu fekkee d'accord ngeen donte le jigéen mooy ëppale c'est valable day du dàq wuutewul ak chariatul islam bu contentieux amee nag bu shiqaaq baynahum amee ñu baynal suñu ñi nga xam ñoo war a doon su fekkee wuute dafa am seen diggante booba nag la règle viendra pour s'appliquer pour dire que charia kat lii la tëral. looloo tax nag. tey ñu gën a ñëw seet si la. parce que si li nga xam ne nii mooy dellu si wàllu contentieux yi. parce que comme ni ko yenn Sénégalais yi waxee si Vox Pop bi. ñoom dañoo jàpp que ne tey bu doonee contentieux am na ba ñu yóbbu ko ci yoon donc yoon moom bu doonee dafay àtte. góor ak jigéen ñooy yem wala góor ak jigéen dañuy yem wala kenn ku nekk pratiquement dañuy appliquer li nga xam lii mooy li charia wax góor am ñaar wala jigéen am benn loolu ban leeral nga si mën a indil. waaw loolu leeral bi mu leen ci mën a indil moo di dañuy dellu rek ci code de la famille code de la famille mu di code boo xam ne bii réew mi ñoom ñoo ko tëral ca bi ñu koy tëral. dégg naa woo nañu magum réew mi ñi nga xam ni ñoo ngënkoon diine ji pour consulter leen ñu joxe seeni xalaat lu mel na Mouhamed Fadal Makki ku mel na xëy na El Hadj Abdoul Aziz Sy ku mel na xaw ma kan moo fi nekkoon ci xilaafa bi si Laayeen Ñaseen moom daal këru diine yi nga xam ne daal am nañu ci ñoom yaakaar woo nañ leen pour ñu ñëw ñu waxtaan ci wàllu code de la famille waaye xëy na ñoom itam
am na yu lëntoon seen bopp wala xëy na lu wuute yu si wuute woon ak chariatul islam ba tax ñoom dañu bàyyi génn si mbir mi waaye damay wax ni réew il faut mu am ay charte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Medinatul Munawwar def dasturul Madinatul Munawwar mu di la constitution de Médine bi mu ñëwee Médine xam na ni rek ay jullit nekkuñu fa xam na ni ay yahuud ña nga fa ay nasaraan ñu nga fa ay majjoos ñu nga fa waaye bi muy def la constitution de Médine bi mu tëralee jullit yi xamal leen ni lii mooy seen xaq ci wàllu diine si wàllu chariatul islam ñii itam lii la ñuy def lii mooy seen wala nii la ñu war a comporter woo ak ñoom noonu rek laa koy mën a expliquer pour ñu mën ko comprendre pour xam rek ni réew du ay jullit rek ñoo fay nekk ba ci tey boo demee Makka wala nga dem Médine wala ci pays arabe yi da nga fay gis ay jullit gis fa ñoo xam ne du ñu jullit waaye nag wala kulli xaal bu ñuy légiférer dañuy légiférer pour peuple ba ndax chariatul islam wala alquran wax nañu naka la ñu war a mën a comporter ak ñi nga xam ni bokk ñoom diine ñi ngeeg seen diine daal lakum diinukum waliya diin ñoom ñi ngeeg seen diine ñu ngi koy toppatoo ñun ñu ngi suñu diine ñu ngi koy toppatoo waaye nag li nga xam ne dañ ko séq mu di wàllu doxalinu àddina ay muamalat kooku itam ñoom dañu am seen i xaq loolu nag moo sabab boo demee ci code de la famille wàllu miraas xam nga wàllu miraas julli rek waroo mën a ñëw imposer ko un chrétien wala nga imposer que un athée wala yooyu donc ñoom ñu préparé code boo xam ne bii dañu ko xaaj ca digg ba def benn bii nii c'est le droit commun bii c'est le droit musulman droit commun ba nag moom boo fa demee foofu la ñuy wax yemoo foofu boo demee góor jigéen ñoo yem sa yaay bi la jur moom du la donn soxna yi rek ak doom yi ñoo lay donn daal noonu lañ ko tëralee droit commun bi waaye boo ñëwee ci droit musulman bi moom dafa dëppoo ak chariatul islam lu dul ci ay poñ am na nag ay poñ yu ñu wute loolu nag damay faral wax di ni chariatul islam wat un ilahiyun lu yàlla def la ndax yàlla moo wàcc alquran bind Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu mu wax màkk wax loo def ay borom xam-xam yoo xam ne dañuy pratiquer chariatul islam ñooñu ñooy cëslaayu chariatul islam si ñoom la ñuy dellu ci ñoom la ñuy dellu li nga xam ne nag ñeneen ci la ñu nekk ñoom dañuy daal di toog ci lu ñu nekk waaye wala kulli xaal islam moom wala bokk chariatul islam wat un ilahiyun la moom tëralinu yàlla la day mat sëkk du manqué kon nag jullit bi warul li la yàlla tëralal ba pare nga bàyyi ko fa di géem a choisir leneen moo tax ñu wax wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al xiyaratu min amrihim yàlla bu dogalee ni mbir sàngam nii lañ koy réglé yenente bi ni mbir sàngam nii lañ koy réglé jullit bi amatul droit di ci am choix comme yàlla ni li zakkari misla hazil unsayni góor ñaar jigéen benn yow da nga ci war a tënku da nga ci war a tënku mais nag li nga xam ni ñeneen la ñoo xam ne nekkuñu si diine sa tam mais fokk réew mi bàyyi leen xel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund ci Medina ñeneen ñi daf leen bàyyi war a xel defal leen sax protection loolu yëpp pour wane rek. yooyu yëpp pour wane que ni l'islam est juste. l'islam est juste. moom daal comme ñu ngi seen diine turubale wuñu leen dans votre pratique. bàyyi leen ñu nekk si lu ñu nekk. yéen nekk leen suñu nekk ñoom ñu nekk suñu nekk la ikra fi diine bu leen forcer pour ñu ñëw si diine bi bu parce qu'ils ne sont pas convaincus ñoom ay chrétiens lañu ay catholiques lañu li ñu gëm la ñu gëm. lu ñu gëm la ñu gëm yéen nag toog leen seen diine bàyyi leen ñoom itam mais nag comportez-vous avec eux comme ça ci rafet. voilà moo tax code de la famille boo demee droit commun boobu mais bàyyi lañ ko ñi nga xam ni bëgguñu seq droit musulman kooku nag jullit bi daf si am jullit yoo xam ni par exemple dama koy faral di expliquer toujours ni nit ñi dañuy naan boo demee tribunal dañ lay appliquer góor ñëpp a yem. man loolu c'est une erreur. c'est de l'amalgame. c'est une confusion qui ne colle pas à la réalité. la réalité est que jullit bu dee ay ndonoom bind requête ndax jubawuñu ci kër ga jubawuñu ci imam ba wala ki leen di defal miraas ñu jël seen requête yóbbu ci tribunal du ñoom ñooy choisir ban droit lañ leen di atte. waaw parce que dafa mel ni du ñoom ñooy choisir droit commun bële boo xam ne ñëpp a yem. du ñoom ñooy choisir
bi code de la droit juge bi moom mooy seet dans le dossier qui lui est soumis le jugement d'hérédité justement foofu laa bëggoon ak le comportement de la personne su fekkee moom benn jullit la woon deuxièmement lu wóor mooy comportement am wane woon na ci ni moom bés bu dee ndonoom nañ ko def ci wàllu jullit bu boobaa juge bi dafay appliquer la partie réservée aux droits musulmans parce que si jugement mais su fekkee nag jullit bi ci boppam ci dundam moom moo jël bind bu leer nañ ni kat moom bu dee nañu séddale alalam ci droit commun bu boobaa juge bi mënu ci dara lu ñuy seet mooy le défunt lan moo doon son intention est-ce qu'il l'avait manifesté ouvertement pour dire que ni man jullit la nañ may àtte bu ma dee si wàllu jullit wala bokk ñu xam ne daal ci biir comportement am doon na comporté loo xam ne ku defoon leneen ci ginnaawam di nga ci am ak moom yoon bu boobaa juge bi moom mais ñu bëri dañu yaakaar ni boo ñëwee yaay choisir man bii laay def wala bële maay def d'autant plus que y a deux kii yu bokkul régime il y a le régime du droit commun et il y a le régime du droit musulman kon kay ñun julli lañu ñun suñu yoon nekkul ci droit commun lu ñuy wuti foofu kon ba léegi si wàllu droit musulman boobu xëy na sax si la ñuy gën a accentuer li nga xam ne lii tey mooy sabab suñu waxtaan bon muy dellu maanaam nag léegi bu ñu yegsee si li nga xam ne dem na ba nekk source de conflit généralement liñ si gis yëpp si li si ëpp boobu si wàllu conflit yi day dellu ci wàllu suuf wàllu kër gi wàllu dëkkuwaay ñu bëggoon rek xam foofu noonu tey maanaam bu doonee dem nañ ba yegg si niveau boobu noonu tey si wàllu comme ni ñu koy faral di waxee si seen yenn jargon yi maanaam wàllu attribution préférentielle attribution préférentielle même booy xool sax bu doonee dañ mun nañ ko tënk si wala dafa mel ni mooy li ñuy faral di wax gën a jege gën a yey donc balaa ñuy dem di jaayi si biti dañuy njëkk a seet ñi nekk ci biir léegi nag ci wàllu attribution préférentielle boobu noonu si yan critère la maanaam attekat bi di war a mën a référé wu pour maanaam am kum ko attribué baax na bon boo demee ci droit positif bi moom attribution préférentielle moom dañ ko réglementé charia nag moom loolu yoonam nekku ca charia ndax nit ki day jël kër gi wala dafay toog fee moom c'est pas son problème charia luy problème am moo di ku nekk sa xaq sa part ñu jox la ko moo xam si en nature ou en espèce moom loolu mooy yitteem waaye kuy toog si kër rek ku dul toog charia wutul ko critère ni kii moo gën a am droit ci toog si kër gi wala non charia wutulu ko charia lu ko intéressé daal mooy li kulli zi haqqin haqqahu képp kuy borom cër alxuraan définir na sa cër nañ la ko jox moo xam dañ ko évaluer xam ni kër gi temps la ñu jox la ko wala mu di en espèce ñu jox la ko mais boo ñëwee ci code de la famille moom daf ko réglementé réglementation bi mooy comme ni ngay wax attribution préférentielle nit dee na bàyyi na kër am na lenn na si njaboot li du ko dëkkee kër gi waaye am na ñeneen ñu ko dëkkewul bu fekkee ñi ko dëkkee dañ ko soxla yoon ni kon attribution préférentielle dina poser ñaari conditions il y a deux conditions pour nga mën a éligible wala nga mën a bénéficier ci attribution préférentielle mooy benn il faut d'abord être héritier il faut nga doon ndono d'abord bu fekkee ndono nga ba pare ba ñu rek xam ni yow ndono nga ñu seet est-ce que actuellement yaa occupé foofu wala occupé wuloo ko kon day dellu si nga wax rek gën a yeey gën a jóge ndax xam nga itam ku nekkoon ci biir kër di fa dëkk ba borom këram dee wala soxnaam dee wala yooyu kooku moo day rafet que moom mu féetiyoo ko waaye wala kulli haal moom na fekk mu doon ndono te jamono yii muy wut na fekk moom mu yore kër ga ci boppam waaw waaye nag mu di loo xam ne itam day indi ay difficulté ndax xam nga itam nit dee ñu séddee ñu calculer ba ne yow lii mooy sa part yow kër gi bugguloo fa génn waaye wóor nañ la amoo moyen xam nga yaa ngay gàllankoor ñeneen ñi te dafay am te tant que nit ñi yaa ngi leen di gàllankoor yaa ngi lekk seen àq te alxuraan daf ñu tënku ci loolu inna lazina yaxkuluuna amwaalal yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa yaslawna sa'iran képp koo xam ni kii yaa ngi lekk alalu ndono ci tooñeel xamal ni yaa ngi lekk safara te keroog yawmal xiyaam
safara moo lay bu ñuy wax sha'ir moo lay lakk te nag xam nga toog ci kër yow ñi waroon a bénéficier yu jotuñu seen xaalis mais xam nga mu ngi mel ne yaa ngi lekk seen xaq ndax mënoon nañu jot seen xaalis faire ko fructifier maanaam def si ay yeneen ba xaalis ba mën a jur leneen mais temps bi ngay toog fayoo leen mais kooku dafay indi ay gàllankoor moo tax attribution préférentielle am na maslaha am na waaye léeg-léeg nag nga gis ñoo xam ne dañ koy wax ba pare gàdd ko ba pare waaye délai bi ñu leen di jox bu ma tee duñ ko mën a taxaw kon kay mais lu gën a simple kër gi maa fi dëkkoon d'accord mais kii dee moo ko moom man moo ma ko kon kay lu gën a yomb moo di nañu ko jaay ku nekk am ci sa dërëm te wuti feneen te géem a góorgóorlu def ni ki bàyyi kër gi def ba am kër boo fa bàyyi ndax ki dee dafa dem ñaqi bàyyi fi kër kon yow da nga war dem ñaqi bàyyi fa kër waaye nag bu fekkee am nga les moyens ni dama soxla kër gi yoon ni la ayoo ñëwal mais on te facilite tu payes la moitié de la soulte kër gi 2 millions la da ngay fay immédiatement 1 million bi les millions qui restent nga fay ka en temps de waxtu maanaam mën na dem nag waaye du weesu 5 ans waaye da ngay gis koo xam ni même soulte bu njëkk bi sax mënu ko fay soulte bu njëkk bi ñu koy wax da nga koy fay immédiatement loolu sax mënu ko fay toog ci kër gi te du dem loolu mooy danger attribution bu boobaa nag bu fekkee délai yo weesu na ba délai yo weesu bu boobaa bu ñu ñëwee tribunal dañuy dindi attribution bi ñu ko joxoon dañ koy dindi donc man ki bëgg a demander aussi attribution préférentielle normalement il doit être aussi entouré suffisamment de garanties yu mu war a mën a teg si kanamu attekat bi pour wax ne man kat lii buñ ma ko joxee mën naa ko fay. non du ko laaj benn garantie du ko laaj benn garantie li ñu koy laaj daal mooy moom wane na ni héritier la am na part na seet li ko desee bu mënee fay bu ko soxloo héritier la te moo fa dëkk na fay la moitié immédiatement l'autre moitié en temps d'annuité su mënee fay lépp d'un seul coup ba tey il est prioritaire waaye bu ko mënul ñu ne ko d'accord yow mën nañ la ko jox waaye tu payes la moitié immédiatement l'autre moitié tu as tant de mois tu as tant d'années pour mën ko fay waaw donc léegi bu doonee nag si wàllu maanaam soxna yi waaw par exemple bu doonee ka nga xam ne kii dafa jiitu bàyyi woon ñaari soxna waaw xëy na benn soxna bi moom moo dëkkee ci kër ga waaw mais keneen ki dëkkeewu fa waaw waaye ba tey si wàllu demande d'attribution préférentielle donc suñuy jàpp ka nga xam ne kii moo fa nekk ci moment ba nga xam ne borom kër gi moom may génn àdduna kooku moom mooy prioritaire parce que ñaari conditions yi moo ko réunir que le doon télé veuve la waaye héritière rek la dëkku fi mais kii moom héritière la occupant la il faut être héritier et occupé bu ko boobaa ñu nangul la sa attribution préférentielle mais nag boo demee ba respecté woo les conditions dañ koy dindi dañuy dindi condition dañuy dindi attribution bi bu ko defee bu ñu mënee jaay kër gi ñu jaay ko keneen léegi maanaam si jaayi kër gi si toujours si côté tribunal généralement dañuy gis que ne tribunal bi à chaque fois day commettre un expert waaw donc expert bi par exemple dina évaluer li ñuy wax la valeur vénale ak la valeur locative c'est ça de la maison donc tey bu doonee dañoo dem ba tribunal war a jaay dafay basé wu strictement sur le rapport bi nga xam ne bi moom la expert bi def wala am na droit jaay ko moins wala ou plus vente boobu naka lay demee waaw xam nga tribunal boo gisee muy désigner expert mooy li ñuy wax rek fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun tribunal man juge la waaye xaw ma dara ci li ñuy nattee kër donc il faut que ma dem ci ki xam kooku nag bu la indilee mais da ngay seet bon bu ko defee rapport am ba indil la ko mais yow xamoo mais héritiers yi ñooy ñëw xool ku si nekk ñu jox la rapport bi nga xool su fekkee dañ ko contesté mais bu boobaa mën nañu désigner beneen contre expertise mais su fekkee contesté wuñu ko mais yow juste sa yoon nekku ci parce que tu n'es pas expert en la matière ndax bu du woon loolu kon da ngay ñëw rek ni kër gi nangam lay jar mais comme gis nga l'homme de l'art mu ni la kër gi kat temps lay jar yow amatoo beneen moyen d'appréciation bien que ça ne te lie pas l'avis c'est parce que l'expertise c'est un avis rek ça ne lie pas le juge parce que tey kër gu nar a jar 50 millions boo ñëwee ni 10 millions nga koy jaay kooku ça saute à l'œil nu que le juge il ne peut pas cautionner ça il ne peut pas cautionner ça ndax du expert waaye xam na li jaaduwul xam na logique bi ak ginnaaw loolu nag bu def daal xam na ni lii prix bi daal moom amu ci lu mu ci wax boobaa da koy bàyyi ak héritiers yi ñoom ñooy xool si fekkee ça leur convient ñu doxal ko si ça leur convient pas ku bëgg a demander expertise nga demander expertise contre expertise à tes frais bu ko defee nag ñu mën a sukkandiku ci loolu waaw mais gannaaw yooyu noonu yëpp bu doonee dem nañ ba nga xam ne vraiment procédure bi dem na ba jeex léegi bu doonee gis nañ que ne attribution préférentielle mënuñ ko jox kenn si ña nga xam ne ñooy waay dono yi donc tribunal bi moom bu boobaa
am na lu ñuy faral di wax licitation. waaw loolu tamit bëggoon nañu ngi. waaw yooyu moom dañuy maanaam dañuy ñëw rek ci ëtt dafa am ëttu attekaay boo xam ne bii dañ fay jaay ay kër. moom it foofu lañ koy jaayee. wala mu ni désigné naa notaire sangam. ngeen dem sa notaire ba. ñu wuti ay client ñu ñëw jaay. def seen i procédure bu matee ñu jaay jël xaalis bi séddale ko ndono yi. loolu rek la du leneen. kon daal su doonee daal dégg naa li nga wax yëpp. bu doonee ñun dañoo tënku rek si la nga xam ne lii moom la charia def. kon problème warut a mën a am. waaw problème parce que ñun kenn ku nekk xam na ne man kër gi am naa ci lii kii am na ci lii. waaw xam nga dama koy wax toujours ni damay wax ni l'islam ëttu attekaay yi lu dul matière correctionnelle maanaam lu jëm ci wàllu càcc lu jëm ci wàllu escroquerie njuuj njaay wala lu jëm ci abus de confiance yu demee noonu tribunal yoonam nekku ci leneen du moom mooy ñëw naan la kaay ma jox la sa kaay ma séddale la sa ndono c'est les héritiers ñooy defar seeni dossier indi ci tribunal donc yow yaa bàyyi fi nga doon parce que tribunal mooy wax ni le code facilité na la ni na la yow en tant que musulman su la neexee mën nga dem seet un expert wala boog ko xam ni màjj na ci wàllu xam-xamu miraas mu defal la ko réew moom il faut mu am atte waaye ñii atte bu doon seen sago tribunal dossier du fa dugg gis nga maa ngi ni gis nga dossier yaa ngi ni tegu ci ko taabal yi du ñu noppaliku tey dimanche waaye dama xëy di liggéey donc bu doon seen sago dossier du fa ñëw te bu doon seen sago itam dossier bu fa ñëw tey it ñu régler ko mu génn dem yoonam kon bu fekkee yow sa réew yombalal na la tey boo demee code de la famille wala yomb na la soxlul ngay dem tribunal demal ñu defaral la sa kayit nga indi ma homologué la ko yow su fekkee man ak yow dañuy am contentieux affaire bor mais dem leen régler ko ngeen ñëw def seen PV ma valider ko bu ko defee nga mën a jël sa kayit dem exécuter ko defal naa leen ay justice de proximité mais état foofu lu mën a yem ak doomu aadama nag defal naa leen justice de proximité nga xam ne jotewul dara ak tribunal jotewul dara ak police nga xam ne ci quartier yi lay dem nekk les maisons de justice ngeen dem waxtaanee foofu seen i mbir kooku nag réew mu la ko defal da ngay xam nag deselatul dara leneen nag loo tegoo yow en tant que jullit boo fi bàyyee yooyu yëpp nag ni damay dem ci ëttu attekaay ba mais foofu nag c'est la rigueur moo fay nekk la rigueur moo fay nekk mais à la kulli haal code de la famille bi daal bu fekkee jullit rek nga ñëw ñu la fay atte li la chariatul islam jox ci li nga xam ni moom mooy cër yi même cër yi la ñuy doxal foofu la ci wàllu droit musulman bi du jaaginu nag héritier bi mooy ñëw ni man kat damay choisir bale système wala bale régime déedéet juge bi moom mooy seet comportement wu ki dee jullit la woon ndax yi amoon na yéene ñu def mbiram ci yëfu jullit ainsi de suite bu ko defee moom il applique aveuglément yoonu kenn nekku ci moom mooy appliquer le droit musulman wa illa lenn problème daal mooy ay muskilaat yoo xam ni jafe-jafe la waaye day dellu ci mbirug doomu aadama lu mel na ay doomu njaaloo enfant naturel dina indi ay jafe-jafe lu mel na ñu bokkul diine dina indi ay jafe-jafe lu mel na ay adoption am na adoption yoo xam ne da ngay ñëw pour doon na si yooyu dina indi ay jafe-jafe waaye yu dul yooyu daani ko mook chariatul islam bi ñoo bokk même règlement cër yi benn la jigéen bu jëkkëram gaañoo bàyyi doom sumun lay am muy 1/8 bu jëkkëram bàyyiwul doom 1/4 lay am jëkkër bu jabaram dee te amuñu doom jabar ji bàyyiwul doom nisfu lay am la moitié su fekkee jabar ji bàyyi na doom donte le moom jëkkër ji jurul doom yooyu 1/4 lay am mu di rubu dégg nga jigéen bu fekkee ki dee dafa bàyyi ay góor ak ay jigéen li zakari misla hazil unsayni c'est le privilège de masculinité mu ngi ci biir code bi leer nañ kon man gisuma problème yi ñuy wax yi gisuma ko parce que yenn yi nag damay wax ni ñàkk xam ci li ngay wax la nga xam ne kenn niwul code de la famille c'est conforme amul benn qanun boo xam ne dina mën a dab chariatul islam mënutu nekk ndax chariatul islam yàlla moo ko tëralal boppam code de la famille wala qanun doomu aadama moo ko defar doomu aadama nag dafay am ay manquement yooyu nag day feeñ ci code yi mu defar waaye li yàlla tëral boppam loolu moom day mat sëkk waaye jullit bu nekk it fa lillahi alhamdu nit ñi am nañu intelligence ba mën nañu fexe ba am équilibre dañu dund ci société boo xam ne dañ ko bokk ak suñu ñeneen i morom ay jullit ay chrétien ay yahud wala yooyu ak lu ñu mënti doon mais ay mbindeef la ñu dañuy dund société bi dañ ci am droit kon jël code de la famille ni kat lii dañ koy def pour ñi nga xam ne xëy na bëgguñu dem ci droit musulman bi mais kooku dañ leen koy jagleel loolu
waaye jullit nag bu fi bàyyi droit musulman ni man dama dem sa droit commun ba mais kooku itam yaa xam ndax kooku bu fekkee ki dee moom dafa bàyyi textuellement ni moom ndonom nañ ko séddale bu boobaa war dañ koy séddale ci loolu rek waaye su fekkee bàyyiwul dara nag bindul dara ñu xam ne jullit xàqan la woon te xam comportement am wane woon na ni moom mbiram yëpp ci wàllu diine lañ ko koy defal bu boobaa dañuy appliquer le droit musulman. kon mu mel ni vraiment lii nii la ñu imam Ndari Diop indiloon si li nga xam ne lii mooy dellu ci wàllu miraas fii nii dans le droit musulman au Sénégal mu mel ni tamit wax ji yëpp leer na su ko defee nag dinañ bàyyi Sénégalais yi ñoom kenn ku nekk si côté bi ñuy féetee tamit nga gën ko ñëw saytu jàpp ko xam ne kat effectivement ki nga xam ne kii moo doon wax li mu wax yëpp daf ko jël daf ko teg ci xam-xam daf ko teg si charia. su ko defee ñi ngi remercier vraiment tamit équipe bi nga xam ne bi ñoo ñu accompagné woon si tournage bi Mamour moo nekkoon si benn caméra bi beneen caméra bi Moussa Fall ak ki nga xam ne kii moo doon notre réalisateur Thiaba Sané ñu ngi leen di remercier di leen jox dig daje ba beneen jamono ak beneen numéro ak beneen invité.